asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. Ñoo ngi nuyu ñëpp di baalu ñëpp di masawu ñëpp sant yàlla rek xam naa sama mbokk ñaareel ñoom tey seen ndogu foor na waa exposé yi am na solo waaye li ma leen ko waxee woon rek du ma nangoo partagé ak ku mu mënti doon te yëguma mu jur njëriñ bu fekkee loolu si nar a am rek ñu bàyyi ndax perte de temps mënul weesu maam saaga sa bopp mënta weesu ngay perte sa temps te bu fekkee damay partagé nit gis ni li ma koy wax jëriñu ko jëriñu ma amatul sens ko ñu bàyyi ko waaye macha allah ñu gis ni wax dëgg neex yàlla mu ngi am jeexital yàlla yàlla xeet dolli man daal dama xamul tey nu muy demee ndax xëy na sax lundi amoon na question yu jib yoo xam ni xëy na tontu ko waroon na waaye da ngay xam ni boo ci duggee doo mën a indi réponse bu satisfaisante lu nga dugg ci temu tey te bëggu moon anticiper xanaa ñu xool lu ci xaj rek ñu ñëw ci bi ci njëkk xëy na sax ñëwaat na tey te muy li ngeen di woowee handicap maanaam nit mën na juddu silmaxa nit mën na juddu manqué leneen ci li ngeen di woowee manqué ndax man tuddeewu ma ko manqué gis nga dégg la laaj ndax yàlla moom xoolewu ko noonu bu leen fàtte ni nit ku nekk li mu soxla ci liggéey bi ko yàlla li doy daf koy indaale kon li ngeen di woowee manque mënta nekk yàlla du joxe lu matadi waaye gis nga il faut ngeen xool angle de perception bi ngeen ciy jël dans le sens où nekkul problème mu dafa am lu ñu manqué déedéet seen perception lañ ajusté par rapport ak réalité bi ñu war a dundee réalité boo xam ne nag léegi seen évolution ci lay tëdd pour mën a jàngalaale ñeneen ñi nga xam ni seen njos a ngi fonctionné te jëriñoo wuñ ko ndax nattu mënta weesu say bët di dox say nopp di dox ngay dox ak say tànk di jox di téye ak say loxo te yàlla xam ne ni benn amulul ci njëriñ moo tax bu fekkee ci ñun jàpp nañ ni athée mooy preuve tangible de l'existence de Dieu noonu leen jàppee ci ñi ngeen di woowee handicapé ñuy les premiers enseignants de Dieu ndax ni ngay toogee di jàmbat tey de liggéeyuma sama liggéey metti nga gis léegi koo xam ni xëy na ay cëram matul ay bëtam doxul ci waxin moom mu dem di daani dooleem di jël di indi boo ci xoolee di nga ami jom de noonu rek la toll moo tax ñoom sax seen processus d'évolution am na fu leen ci yàlla di jàppale li tax boo leen seetloo ku ñàkk ay bëtam noppam gën a baax te kon imprécision bi bët daan indi nopp da koy daax ndax moom angle de perception bi mu lay indil dafay différent kon nag ni ngay analyser dootul bokk kon nag liy juumloo ki am bët du la juumloo yow ndax li ngay dégg moo ëpp li ngay gis yooyu yëpp ay façon la waaw bi ci des xëy na ñoo ngi tudd baatu alimentation waaye alimentation yi dafa am lu ci Serigne Cheikh wax te mooy li mu wax ni dugub ak dund bokkul dugub ak dund bokkul nit amal alal bu dul jeex amal ressource yu dul jeex lekkal matin midi soir taxul nga dund nit ñàkkal lépp ne la lépp rëcc ne lépp jafe ci yow waaye yàlla dundal la foofu li nga ciy jàngee lenn la xam nga sax ñoo ngi indi Cheikh El Hadji Malick indi Serigne Babacar waaye gis nga yooyu ay enseignement la ndax gis nga technologie bi yàlla def ci yaram weesu na sax loolu ñoom seen
seen fonk gi ñu fonk seen principe moo tax technologie boobu sax duñ ko jëfandikoo waaye yàlla may na nit capacité wu tey jii lekk lu la neex di nga trier sa yaram lan la ci nangoo absorbé li si yëpp ay génn ce qui fait que au final li ñuy wax alimentation équilibrée soxlaatoo ko parce que yaa koy équilibré sa bopp sa yaram mooy xool ne exactement lii ak lii laa soxla li si des yëpp génnee naa ko. ci loolu aussi loolu yëpp xam nga Pape Cheikh Sarr koy indi léegi théorie wu Darwin gis nga déggoo dafa jafe ndax en effet dafa juum comme ñu bëri ni ñuy juumee ci cadre nit ak doomu aadama xam nga dafa ñëw ci question yi ñu posé premier jour bi lundi baatu destin bi ñuy tudd destin nit moomu ko doomu aadama ko moom nit moomul destin volonté la moom dama ne nit moomul destin volonté la moom doomu aadama moom toog di xaar yàlla ne ko demal fii ndax xëy na doomu aadama am na xel waaye dafa am lu ñu woowee le noyau humain mooy fi nga xam ni xel ruux ak yaram foofu lañ daje nit bu dee man gi foofu la originé waaye comme doomu aadama amul loolu évolution la volonté bi amul soubassement amul fondation bu mu mën a teg tànkam pour mën a léegi avancer loo nit ci cadre évolution am moo tax destin doomu aadama ko moom waaye nit volonté la moom ci volonté boobu lay jaar li ko yàlla sant mu mën ci dox te du ci def faute ci volonté boobu lay jaar defal yàlla li mu soxla ci moom sans pourtant yàlla di def benn annotement ci loolu lay jaar ba def liggéey bi nam ko war a defee te bu pare kenn du ko teg amende kon nag volonté nit moo ko moom mais ci complexité boobu ci évolution nit mais xam nga yàlla il est supériorité bu ma ko tuddee sax ngeen baal ma saaga la ndax weesu na supérieur ndax koo xam ni bu la bindee créel na la père et pourtant père ba ku ci nekk la ngay jëriñ moo ci sa morom moo tax xam nga bu ñuy tudd ay baatu genre ak yooyu dañoo déggul dañoo comprendre ni góor ak jigéen dañoo bokk fu ñu nekk waaye seen rôle ak seen objectif seen finalité c'est pas la même chose ndax xanaa xamoon ni tey ji góor évolution mënta jaar yoon loolu mook soxnaam diggante bi demee ni mu war a demee jigéen nit évolution mënul jaar yoon loolu digganteem ak boroom këram li fa war a jaadu fa ndax tey jii boo leen seetloo scientifiquement ça a été prouvé ci cadre physique góor performance physique am gannaaw bu séexee ak soxnaam ba pare ci la yaramam di gën a mën te loolu performance physique rek la bokkul nag léegi effet bi mu am ci xel bokkul ak effet bi mu am ci ruux bu fekkee nag léegi diggante bi moo ngi tege ci yàlla dëggam muy beneen affaire mais jigéen aussi ak lim ciy jëlee mais lan moo tax règle am règle jigéen moomu ko règle jigéen moomu ko góor a ko moom ndax boo leen seetloo góor gannaaw acte sexuel ci la xelam di gën a yeew ci la xelam di gën a clair ci la analyse am di gën a précise moo tax daf koy soxla di ko soxla waaye dina am moment boo xam yàlla daf koy naan kaay il faut que ma natt la règle digg si mais gis nga pour wax la xam nga yàlla ni mu bëggee équilibre góor yàlla daf ko mel xel bu flexible ce qui fait que situation bu ñëw mën na adapté wu très rapidement mën na xool solution bu mu mën a am jigéen sur le plan physique yaramam moo gën a avancé bu góor waaye xelam dafa dégg xel bu rigide moo tax lu mu xas ba jàpp vision bu mu xas ba am ci àdduna du ko nangoo bàyyi moom kay loolu lay ñëw changé wu dëppoo ak moom li mu bëgg waaye moom pour mu changer dafay jafe ce n'est pas impossible
mais dafay jafe. Mais gis nga li intéressant nag léegi mooy ci cadre diggante boobu ndax jigéen bu séqee góor dafay absorber ADN am jigéen dafay absorber ADN góor ce qui fait que moom ci waxuma la sax ci cadre fréquentation bi mais physiquement dafay absorber trait wu góoram di transformer wu di gën a adapté ak moom di gën a dëppoo ak moom. léegi nan la nit mën a gisee lii ne yàlla amul xaju fi xaju fi gis na ci yii yëpp la yàlla di dox ci yii yëpp la yàlla di tëral xam nga mooy li muy wax ne yàlla ñu bëri dañ ko déggu ndax dañuy xaar ci moom miracle loo xam ne da ngay xëy teg ci sa bët mais dañoo comprendre ni yàlla échelle d'action c'est une échelle microscopique yàlla du dox ci li yëpp yi di gis moom li muy pare na ko ca atome ya kon nag da ngay xëy gis ni lépp sotti na doo xam fu mu jaar doo xam nu mu demee moo tax ñu naan yàlla noppi na démb tey soog a ñëw nii la demee xëy na sax yëpp xaju fi xanaa rek bi ñuy tëjee ndax ñoo ngi koy tudd yaakaar naa bu dul sànq it di lundi cannibalisation bi am diggante dimension yu bokk yi xel am na fu muy toll ci évolution day gàllankoor yaram bu fekkee yaram moom it évolution tollawul ak bu xel ruux même chose yaram même chose lan moo tax ñu am stéréotype ku am yaramam nu mu toll rek xelam du toll foofu waaye gis nga dafa am ko ma ci gàgganti du ma ne sax gàgganti waaye daf ma ci indal gisin bu bees ci waxin benn bodybuilder bu ñu woowee Kai Green ponkalum nit waaye dama dégg mu wax joo xam ni ku yabu bàyyi ko xel def ne gis nga nit ñi dañuy wax mel ni dafa am choix boo war a def mel ni nit soit da ngay am xel bu jaar yoon wala nga am yaram bu jaar yoon mu ne man nag d'accorduma mu ne man li ma gëm mooy sama xel dama koy tàggat ba mu àgg fi mu war a àgg bu ma paree tabaxal ko yaram bu toll ni moom ndax moo ko war a mën a abriter et il a parfaitement raison ndax xel dafay màgg Sëriñ Babacar moo jàngale paan bu feesee loo ci dolli mu tuuru même principe bi la sa xel boo ko mayul environnement bu mu mën a étendre mën ci épanouir mën ci évoluer mais foo jëm loolu tax da ngay dem bu mujj gi lu ndaw lu affecté sa xel sa yaram yëg ko ñëw rek mu nouvelle bu doy waar xam nga xalaat bu doy waar am nga problème sa yaram dootul fonctionner ci journée bi ainsi de suite waaye yaram it noonu lay amee même effet bi ci xel moo tax muy sportif muy intellectuel il faut que ñaari jaxasoo nit bu waree mat il faut que mu nekk un athlète hors pair mais il faut tamit mu nekk boroom xel ak boroom xam-xam boo xam ni kenn du ko raw ci jamonoom moom la Socrate waxoon ci waxam ba xëy na sax moom xëy na comprendre gravité wu li mu wax mu ne jaaduwul ci nit mu dund ba àgg benn âge bi te seedewul yaramam li mën ci kàttan ak taar c'est très important parce que dañ ko doon waxtaanee xëy na sax dina laa ci benn question bu ñu posé évolution dañ koy tudd di tudd développement xëy na sax léegi tudd nañ progression waaye croissance tamit ci la bokk léegi nag lan mooy différence yi bu ñu nee évolution application principe bi la waaye bu ñu nee développement plan bi la plan d'évolution bi la moo tax da nga koy séen waaye du moom moo dafay yóbbu progression constat bi la constat d'évolution bi la moo tax moom day ñëw nekk seede ne la yooyu yaa def nangam progression la ñuy tudd foofu croissance day dellu ci cadre médical te day dellu aussi ci man li may posé est-ce que réellement fi médecine yamale nit foofu la potentiel am yam ndax nit nu muy demee dafay judd di màgg
di màgg ba màgget jot bi détérioré wu di détérioré ba dugg bàmmeel. Et pourtant ñun ñu jàng ci li ñu yàlla jàngal ni nit évolution warul demee noonu loolu du croissance am kon croissance lan la croissance plan la ba léegi mais plan bu idéaliste la loo xam ne da nga koy tudd mu grandiose waaye xam nga ni ci application dina am ay failles mais nag évolution kon ba léegi mooy lan évolution mooy permettre nit bon ci cadre physique lañ nekk xanaa yi si des buñ ca àggee ñu tudd ko évolution mooy permettre nit bu neexoog yaramam tàggat ko ni mu ko war a tàggate def ci moom li mu war a def ci moom yar bakkanam na mu ko war a yaree fi ñëpp di sonn moom moo ngi fonctionner fi ñëpp di xiif moom moo ngi ree ndax xam ni li mu denc ci ressource laalagu ci dara mu delluwaat ci li ñu doon wax sànq ci waxu Serigne Cheikh dund ak mboq bokkul loolooy permettre nit mu xamanteeg yaramam façon boo xam ni balaa dara di ci dugg moo xam corps étranger la moo xam ne daf koy tàggu loolooy permettre nit bu feebar dikkisee mu décider ba xam nangu na mu daaneel comme déet lii yëpp ci nit la bokk waxuma doomu aadama kon nag une évolution nécessaire c'est très important xam nga dafa am tamit Habib lu tudd sànq mooy poson boo xam ne da nga koy jël daal di am problème gis nga yàlla ni mu màndoo c'est extraordinaire nit doxalinam ak ay moromam doxalinam ak juridiction doxalinam ak yeneen mbindeef yi fi nekk yaramam dafay seede moo tax élection foog mu am premier tour corps résultat yi korité deuxième tour résultat yi fan la tabaski mag ñi jàngale nañ lu ne Serigne Cheikh bi doon wax ni nit warul tër xar rendi ko lu mu wóor ko ni gëm na ko c'est extraordinaire ndax xam nga ñu bëggee dafa am lu ñu comprendre gis nga ñoo ngi tudd évolution nit fii la jógeeg fële mais est-ce que xam nañ lan lay yàlla jàpp moom muy golo ci bëtu yàlla mooy ki nga xam ni tey jii am na yaramam am na xelam am na ruuxam waaye lànk ne du ubbi xolam du ubbi xelam loolu ay caaxaan kon nag ci baat boobu évolution scientifique bi ñuy wax amul parce que seen golo yooyu ñoo fees jamono seen golo yooyu ñoo indi crise jamono seen golo yooyu ñoo yàq àdduna kon nag évolution bu fekkee dafa amul ci golo ci doomu aadama jëm ci nit la mën a am mais li jar a bàyyi xel mooy nit ni muy jàppalee boppam xëy na sax lii dina xaw a dugg ci thème lundi bi ndax utilité bi foofu la nit am na nu muy doxalee waxuma la sax ak moroomam mais ak boppam yaramam gedd ko nit xëy di yëg ci boppam feebar yoo xam ni dana dem ci docteur dana dem ci hôpital dana dem fu ne duñ gis dara et pourtant moom ci boppam xam na ni il y a quelque chose qui cloche waaye de l'autre côté aussi ci évolution nit dana am nu muy jëfanteeg ay moroom nu muy jëfanteeg boppam dana xëy éléments yi war a daje yëpp pour mu yam fa daje ci moom et pourtant yaramam xelam ruuxam bu si nekk ak intervention bi muy def bu si nekk ak opération bi muy def ba dàqal ko loolu nga dem ci docteur dem ci ku ne mu ne la ah yow de ni nga wéree nii ñi tolloog yooyu am na yeneen problème nga xam ni kon am na foo jaar ak sa bopp ah guddal naa nag guddi na ba pare te mbokk yi li ñu indi mat na ba pare xam naa ñoom sax dañuy xaw a xeeb yi ñuy indi waaye macha allah ni ma ko waxee sànq rek fekk njëriñ a ngi am évolution ngi am fekk évolution ngi am sant yàlla ngi am loolu rek a ci nekk ah du ñu gën a guddal
ndax xam naa buñ ko toppee moom dinañ dugg ci yeneen thème ak yeneen dimension waaye bu si nekk ak fanam incha allah yàlla baax na ci dimension bi yaakaar naa des nañ ci vendredi bu vendredi jotee ñu xool ñu ne lu ñu mën a contribuer incha allah ñu def noonu kon wasalaamualeykum wa rahmatullah. kon ñu jàngaat fatiha falax ak na salaatul fatih ñu ñaanalante ko suñu biir ñaanal ko ki ñu amul ku dul moom boole ko it ak ki mu amul ku dul moom ñu jottalil ñu ko mag ñëpp bismillah. amiin incha allah jërëjëf. rek rappeler programme bi te mooy vendredi prochain si la ñuy traité li nga xam ne mooy tënk semaine bi yëpp mu nekk la dimension physique de l'entité humaine de la perception à la perfection si la ñuy profiter def synthèse bi maam daal di ñuy édifier ci yeneen question yi nga xam ne yëpp mbokk yi am nañ ko te jotul génn. beneen bi ñuy fàttali ñëpp ne séance yi Mourchid TV mu ngi koy rediffuser chaque fois si lendemain wu séance bi bu 17h20 jotee ngeen mën koo seetaan ginnaaw loolu gannaaw ba sang bi def na ñaan ngeen baal nu àq.